bu ñuy jugee ci viol gis nañ ay nit yoo xamante si nii ak viol crime bi mu doon ak viol dégâts yu mu causé ak viol victime yu mu def gis nañ ay nit yu jël le mot viol wàccee ko ba xale yi ndaw yi di ci potigan ci mbedd bi te pourtant moo la boo xamante si nii for the man do respect my brother viol moo la boo xamante si nii dañ ko waroon bàyyi fa mu nekk ci gravité waruñu ko tudd ci ay caaxaan waruñu ko tudd ci ay politique waruñu ko tudd ci ko ñàkkal fayda ndax am na nit yoo xamante si nii seen àdduna yàqu na ndax moo boobu noonu ndax crime boobu noonu ñu ngi ay njiit yu waroon a protéger victime yooyu noonu protéger artu nit ñi ci crime boobu noonu maanaam yóbbu ko ci degré de gravité bi nga xam ni pour nga tudd ko sa làmmiñ sax dafa laa war a tiis ñu ngi ay njiit yoo xam ni ñu ngi jël mot yooyu noonu wàccee ko ba xale yi di ci potikan ci mbedd yi muy le mot viol ñu utiliser jigéen yaramu jigéen vulnérabilité jigéen sensibilité jigéen fragilité yu jigéen ñu utiliser mot boobu noonu à des fins politiques lu grave a ngi noonu maa ngi xaar ba kenn ci ñoom génnati ne day défendre jigéen wala day défendre viol wala day wax viol kenn ci ñoom ku génnati maa ngi lay xaar nga wax ci domaine boobu noonu moo viol doyu leen ñu ngi jël le mot terroriste nga xam si nii boobaak léegi yàlla mu ngi ñuy suturaal donte am na ay nit yu seen cerveau àgg à l'extrême léeg-léeg seen ngëm-ngëm mais yàlla mu ngi ñuy suturaal ñi ñu waroon a aar taxawuñu aartuñu yónni ay service secret fépp ñuy topp le mot terroriste def ko mu doon lu yéeme loo xam ne bala muy génn ci gémmiñ dañ koy xoolaat ko ñu ngi banaliser le mot terroriste di ko tudd dans le seul but de défendre ñoom seen camp seen nguur seen toogaay bu nekkee dans la difficulté comment on va s'en sortir ñu ngi utiliser le mot terroriste lu grave ngi noonu loo xamante si nii dañoo wax ne bu jubee rek nit ñi dañoo war a toog concerté wu ñu woo mag ñi woo kilifa diine ñu xool naka lañ koy résoudre parce que c'est tellement sérieux ñoom ñu ngi jël à la télé jël xeex yoo xamante si ni ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme di jël ay xeex yoo xam ne ay xale yu ndaw ñoo ko mëne tout un peuple ay génération yoo xam ne dañoo xam seen vie mi ngi en danger seen démocratie mi ngi en danger yàgg nañ leen a tooñ yàgg nañ leen a xoqatal ñuy mer di mer ba am benn élément déclencheur bu nga xamante si ni mooy lañ tegoon président Ousmane Sonko loolu yëpp àndandoo tur indi benn ras-le-bol gars yi daal di wàcc ci mbedd bi ñoom ñu ne pour ñu wax ak àdduna bi pour ñu mën a légitimer rey bi ñuy rey pour ñu mën a oote ndimbal nañ dem utiliser le mot terroriste ci nit ñi nga xamante si ñooñu waroon aar ci le vrai crime boobu vrai activité boobu noonu nit ñi ñu ci waroon a aar ñoo dem utiliser mot boobu noonu di ko politiquer di ko def signal waa àdduna bi bu nga xamante si nii sax tey jii ñi bëggoon a ñëw Sénégal tourisme wala ñi fi bëggoon ñëw investir sax léegi dañ koy ragal parce que ñu ngi fiy dégg le mot terroriste te kat yàlla suturaal nañu ñun yàlla suturaal nañu bu nga xamante si nii nekkul ne dañoo gën ñeneen ñi wala dara mais yàlla suturaal nañu ñu ngi ko ci sant bu baax mais juste pour wan leen que ni à quel point la nit ñooñu nekk des égoïstes pour défendre seen ay mbir jaral na leen ñoom ñu utiliser les mots les plus graves mettre ko au devant de la scène et c'est très grave te kat ñun ñii lañ dénk suñu lépp suñu lépp ñoom lañ ko dénk suñu kaaraange suñu big bi ñoom ñoo ko yor luñ signé mooy am ñi ñu ko dénk ñoom ñoo wëlbatiku nekk des amateurs des gens yu légers tellement légers dans leurs arguments dans leur façon de faire dafa mel ne il ne mesure même pas fi àdduna toll ak les mots yi ñu utiliser ak concept yooyu ñu utiliser xamuñu sax fi mu ñu mën a yóbbu ëllëg parce que ce mot là à force que ñu koy citer di ko citer les gens vont se l'approprier commencer gis seen bopp ku mer sax léegi waroon na xeex de manière normale da ngay sa xel day dem ci mot terroriste parce que ñoom ñu ngi commencer di ñu familiariser ak mot boobu noonu dans le seul but de défendre seen situation fi ñu toll nii dans le seul but
de déstabiliser xeex légitime bi jeunes yi doon xeex dans le seul but de ñoom boole ñook adduna bi nekkat en position de force jaral na leen ñu dem jël ay mots yu grave noonu teg ko au devant de l'actualité le mot terroriste. Joe Biden, Joe, I'm talking to you, Joe. This is me, killer. Joe, our government, they lying to you. There is no terrorist. There is no fucking terrorist, Joe. Don't listen to this nigga. If you want to know who is our terrorist, I'm going to tell you, Joe. Take your pen. Take your pen, Joe. Tunkara is not a terrorist. He's just a man in his car, face on camera, and telling, he's just explaining himself about the situation. He's warning people about how people they steal our money, how people they lying to you, how people they manipulate you. He's just doing this in his car, face on camera. So this man is not a terrorist, Joe, and you know that. Don't listen our government. They are our terrorists. Take your pen if you want to know who is the terrorist. Take your pen and write the name of Macky Sall, Félix Antoine Diome, and I don't know, some of this nervy. I don't know how to call it in English, the nervy. And the prefect who come just like, they ask Usman Sonko to go see the judge. And his way to go to see the judge, we see the prefect coming like, hey man, you're not going this in this way. You go in that way. And that way the prefect asked to President Usman Sonko to go. There was a lot of nervy with the Mbolde, with the weapons waiting to Usman Sonko. Listen, Joe. And Usman Sonko was just like, no, I'm going on this way. This is my way to go to the judge. And they say, no, we don't want this. We don't want to see him with a lot of people behind him. We don't want to see this. Ask him to go in another way. In this another way, there was a lot of nervy with this fucking Balde, this fucking weapons and waiting to the President Usman Sonko. Don't let these people lying to you, Joe. There is no fucking terrorist here. You know what is terrorist, Joe. You're a smart guy. You know what I'm saying? And that's the situation. They just lying to you. This man, he's just clowning in his car. You never see a terrorist in his car, face on camera, and saying, I'm going to kill this one, and this one, and this one. We have a list. We're going to kill this. This is a joke, man. This is a stupidity. So, Joe, don't let these people lying to you. Man, this is bullshit, man. And you know that. Let this man free and go see his family. He is not a terrorist. We know our terrorists. Our terrorist is killing our young brothers here in Senegal. And you know that, Joe. Don't let these people lying to you. We know who is our terrorist. This man, he's just clowning in his car and saying, face on camera, I'm telling you, you never see in your life a terrorist in his camera and saying, I'm going to kill this one, I'm going to kill this one, we already killed the world, we have a big organization, patati patata. This is bullshit. This is clowning. Everybody know this is just clowning. So, these niggas, our government, they take it like personnel to kill this man and say, like, as they do to Assane Diouf, like, we're gonna say to the government of America, like, this man is a terrorist, man. This man, just they want you to deport him, and they go kill him, like they do to Assane Diouf. So don't do shit like that. This nigga is not a terrorist. I'm telling you, you know what is terrorist and who's not a terrorist. This man was just clowning in his car. You never see a terrorist like that. So ask our government. Joe, ask our government, the energy they put to lie about this man, ask them to take the energy to fix our problem here in Senegal. To stop the corruption, to stop stealing our money and being rich.
Ask them to take the energy and try to help our people to wake up. They take all this energy just for one man, to kill a one man. They take all this energy just lying about him like he's a terrorist. He is not a terrorist. I'm telling you, Joe. And I'm asking you to let this man free. Joe, excuse my English, man. It's so bad, but I'm going to just express myself. I hope you understand me. So, ma dellusi waat suñu kalaama waaw ma gis ci ñoo xamante si nii nee nañ dañuy ñaawlu wax bi waaw yéen gis ngeen waa ji li mu wax yéen non Sénégal doy na waar yéen am ngeen lu ngeen ñaawlu kële ci otoom la toog di comédie naan dinaa rey diw malgré que kenn àndu ci man mi njëkk a gis mu wax la ma wax yii du genre yi kenn du ko wax sa ennemi doo ko jox lu mu la reyee sa ennemi doo ko may lu mu la rey yii kenn du ko wax man amul kenn ku d'accord ci waxam yooyu malgré que xam nañ que ni wax yi demul fenn benn waay bu toog ci kiyam la benn waay bu toog ci otoom la di wax ay waxi dof kenn àndul ci toog naan danaa rey diw bakkanu diw ba ñëpp xam nañ que ni weesuwul oto boobu wax jooju noonu ñëpp léegi ma gis ñoo xamee ni ñi ngi rey seeni moroomu sénégalais waxuñu ci ma gis ñoo xam ne ñu ngi rey seeni moroomu sénégalais ay xale yu ndaw 14 ans 17 ans ñu ne miig noppi ndax lan kii leen di rey kooku lañ faral métti lu wun ko ñaawlu wun ko ñu noppi de parce que ki leen di rey mu mel ne kon dañoo yéene xale yu ndaw yooyu ñuy rey ki leen di rey ñoom waxuñu ci ñoom ñëpp ñu noppi di bàyyi ñuy rey ba tey jii ñu gis benn waay bu toog ci benn oto di wax ay waxi dof ñu ne nee na ñooy ñoom dañuy indigné wu c'est grave de tenir ça de yéene nit dee kii même bu yéene nit dee yéen gis ngeen ay nit yu rey nit ay xale yu ndaw yu yorul arme gis ngeen leen nii ñu jege leen di rey ay nit yéen ñaawlu wu leen affaire boobu noonu vous avez vu des gens yor ay balles réelles di tirer ay xale yu ndaw ñaawlu wu leen affaire boobu noonu nee ngeen da ngeen di ñaawlu c'est-à-dire que ni hypocrisie mënut a weesu loolu. fii ci suñu réew Sénégal gis nañ fii ci suñu réew Sénégal ay nit ci à base de fen ñu gis parce que léegi ku doon naatable léegi leer na sa bopp gis ngeen ne ñoom ña ngay reyante seen biir ña ngay sax jiiñante kii naan yaa bind plainte bi kii naan man bind ma ko kii naan ko yaa ko yóbbu kii naan ko man 15 jours avant laa ko gis léegi waxu complot kenn waxatu ko parce que c'est avéré te pourtant seen gis yooyu ñu doon gisante seen conseil yooyu ñu doon joxante seen préparation boobu ñu doon préparé moo indi plus de 13 morts yi dee waaw ku ñaawluwul loolu war ngaa dem ñaawlu benn waay bu toog ci otom di wax ay waxi dof seen wax bi ñu doon wax noonu di essayer di gisante kii naan nañ woo ministre bi kii naan nañ ko yóbbu présidence kii naan nañ ko jox 200 millions kii naan non yow waxal lii rek bu ñu demee gendarmerie li ngay wax ma ni seen loolu ñu doon def tey jii moo waral 13 morts kan mooy terroriste bi dans tout ça kan mooy terroriste bi dans tout ça instant boobu noonu ñooñu di préparer loolu noonu tey jii ñooñu bu ñu wéetee war nañoo rus war nañoo xalaat que ni à cause de suñu démarche bi 13 Sénégalais sont morts képp ku ko yëgoon te intervenir oo képp ku ko xamoon teg ci sa bët xam ne lii complot la te taxawoo dénoncé ko képp ku ci jouer un rôle de près ou de loin képp ku ci joxe ay ndogal xamal ni ces 13 morts là tu as du sang bu takk ci say loxo parce que waroon nga ko mën a stoppé woo ko xamoon nga que ne y a quelque chose qui se prépare arrêté woo ko taxaw nga gis nga def sa analyse bopp nga xam ne lii ay fen la mais par loo taxaw dénoncé woo ko yow nga jàppale affaire boobu bépp journaliste bu demoon ci télé nan dëgg la waaw na dem daa war a wuji keneen ñi ci taxawoon yépp nga xamante ni xam nañ que ni lii lépp à base de mensonge la ñu téye ci seen loxo ñooñu ñëpp nañ xam que ni seeni loxo takk na direct parce que dëgg moo am ak fen yàlla ak iblis loo far gis nga man bu fekkoon ni Ousmane Sonko avec tout le respect que je lui dois avec toute l'admiration bi ma am si moom dafa def lu mu warul def bu boobaa lay doo ko xam ne yàlla laa gën a bëgg ko moom
bu boobaa dina xam ni dëgg laa gën a bëgg ko moom. donc ak loo far loo politique nekkal ni ku dëgg na dëgg jiitu ci yow na ragal yàlla jiitu ci yow. ba tax na soo toogee gis à la télé ñuy fen ñu créer benn histoire nga xam ne histoire bi bakkan kasee ko lal mbiru caay-caay la mbiru complot la mbiru ndëgg sërxal la. amal un peu de sincérité nga ragal yàlla nga ni lii moom bokk ci saawaay bi arrêté leen seen lii ngeen def yëfi dof la lii mën naa taal réew mi lii mën naa indi ay problème soo ko deful ëllëg yow da ngaa war a noppi parce que noppi nga wala nga xam fen bi ba dëkk bi tàkk ba am ay nit yu ci dee. pourtant am na nit yoo xam ni préfet bi la mu def keroog sax condamné wuñ ko dañ koo bàyyi. am na nit yoo xam ni préfet bi la mu def nit ñu woo ko ne ko kaay dem wuy ji juge képp ku ñu mës a woo ci juge te ñu xam que ni ci lañ la woo dañ laa bëgg a liquider sooy dem am na démonstration de force booy dem ak lu mënta xew di nga dem wan leen que ni maa ngi dem say mbokk gunge la nga dem ba àgg nga xam si ni di nga leen wan que ni je ne suis pas seul vous allez pas me sacrifier de cette manière. ñoom ñi ñu woo ñëpp noonu lañ demee wuy ji moom ñu woo ko muy dem di wuy ci anam boobu noonu di dox di dem ca yoon ba ñu yónni préfet bi ne ko kar ko. kon tey jii bépp nit bu fi dee nañu xam que ni ka yónni préfet bi ak préfet bi ñëw daal ne tiire leen créer tension bi ne tiire leen ci journaliste yi préfet boobu bu tëddee tey war naa xam que ni 13 personnes dee na à cause de son attitude. te pourtant am na nit yoo xam ne ba tey jii condamné wuñu loolu noonu bàyyi wuñ ko mu dem wuy ji koo xamante si ni dañu woon wuy jiw ma ñu conseillé ko ay sëriñ wax ko médiation ñëw wax. mu ne d'accord maa ngi dem wuy ci biir wuy ci bi ñu xam ne bu demee affaire u dossier kase moo fay des affaire u dossier viol moo fay des ci biir wuy ci bi ñu xam ne loolu c'est trop léger ñu dem créer benn boucan boobu ñu créer tey moo indi les 13 morts. am na ñu ñuy invité à la télé ñuy wax ay waxi saytaane mais sénégalais yi dofuñu seen xel lañ yor di xalaat ak kuñ mënta indi ak costume bi nga sol lu mu rafet boo dee fen sénégalais dañ xam da ngay fen soo leen dee manipuler dinañ xam que ne da nga leen di jëm a manipuler. ndaw si di jooy di ñu jox ay leçon de morale Sénégal réewu jàmm la di patati patata te pourtant ñeneen ngi teg seen bët ci ay fen li ñu indi fii yëpp gis ngeen ko amul benn moment bu ngeen ci def benn surtout sax yéen ndaw soosu seen ay wax da doon gën a xam ba affaire bi da doon gën a créer affaire bi amul benn période bu ngeen artu sénégalais yi amul benn période bu ngeen artu sénégalais yi ne leen d'accorduma ci lii mën naa taal am réew seen ay question sax da doon gën a xam ba affaire bi tey ngeen bëgg ñoo jox ay leçon de morale nañ ñii ñaa di jooylu ba ngeen waree wax su ngeen waxoon ba ngeen fekkee ay kàcc ngeen am ragal yàlla wu ne lii ay kàcc la su ngeen waxoon yéen ñëpp bu ngeen jëloon seen ay responsabilité dès le début du ñu agsi fii ñu agsi da ngeen a gis lépp ngeen noppiwaale ko ndaw soosu di jooylu jël na benn menace mu jël fexe ba jël sant boo xamante si nii ku ko gis da koy dëkkal sud bi mu romb yim am yëpp mu romb menace yëpp daal di jël menace boobu exprès yóbbu ko ci kanamu télé bi. te ñooñu ñëpp amoon nañ la possibilité de calmer le jeu de dire la vérité de jël conscience que ni on est en train de jouer avec le feu on est en train de jouer avec le danger boo xam ni mën nañoo yóbbaale ñun ñëpp. ils ont tous été à l'abri étant avec je sais pas le pouvoir ou ñeneen seen penchant sax dafa demoon ci ñu am des réactions yoo xam ne ku leen di seetaan danga naan ñii ci lee lañ ànd parce que ci seen comportement muy ñoom muy ak yeneen ci ñoom ñu dem tey jii nii ba affaire bi dépassé fii ba mu am plus de 13 morts tey ñu ñëw ne dañuy jox ay leçons morales Sénégal dëkku jàmm la jàmm su ngeen bëggee mu am da ngeen di daw naa fekk dëkk jàmm la ñëpp xam nañ ko mais su ngeen fekkee ay fen ngeen xam bu fen yi ngeen fekk ay tooñ ngeen xam bu tooñ yi ngeen fekk ak ay complot ngeen gën ko xam mais seen waay yéen bëggu leen jàmm nañ waxante dëgg yéen su ngeen bëggoon jàmm dès le début ngeen liir mbir yi ngeen xam tenant et aboutissant yi ngeen xoolaat ngeen déglu seen bopp defal seen bopp seen analyse ngeen des yéen ak yàlla après bu boobaa di ngeen jël seen ay décision te seen décision daf leen di yóbbu comme quoi que ni
arrêté bàyyi leen tooñ yi bàyyi leen politique bu salté bi bàyyi leen politique de voyou bii ngeen di def politique defe leen ko de manière noble gëm leen yàlla na ku nekk dàq wërsëgam mais defe leen ko dans les règles de l'art yéen ñëpp su ngeen jëlee woon noonu seen position tey ñii dee duñu dee. suñu problème nous les Sénégalais c'est pas Ousmane Tounkara bi toog fële ci otoom di wax ay waxi dof bu leen détourner suñu problème nous les Sénégalais suñu problème mooy yéen surtout yéen politiciens yi depuis des années nag c'est-à-dire que ne da ngeen di ñëw rek yokk ci benn affaire boo xam ne moo déborder le vase mais depuis 9 ans yéen ñu koy def mais tey jii li kalaateel affaire bi mooy seen complot bi ngeen def moo kalaateel maire bi Sénégal yi meroon y a des années. donc bu leen sàcc suñu combat di dëkk di ko dëkkal faneen di tudd ay terroristes di wut ñeneen ñu ngeen jàpp moo wax kooku toog naan terroristes yi ñëw na ñu ngi ci dëkk bi man terroriste ngeen bàyyi seen kàcc yi yow affaire bi di booy yi dëkk Bignona booy yi dëkk Pikine booy yi dëkk Kapsi booy yi dëkk Yoff booy yi dëkk Parcelles booy yi dëkk Louga booy yi dëkk Touba ñëpp am ras-le-bol ngeen exprimer seen ras-le-bol ngeen di kàcc ci télé yi ñii di kàcc à l'international di wut lu fu ngeen làqatu est-ce que da ngeen a foog ni yéen a moom nit ñi ba lu ngeen taxaw kàcc ko rek kàcc boobu day dem. Sénégalais yi yeewu leen xam leen ñi wayu yu leen jiite c'est-à-dire que ni gis nga instant bi nii gis nga lii nga xamante si nii ñëw na présenté wu suñu kanam du ñëwaat wala bu dee ñëwaat 100 ans lay ñëwaat c'est-à-dire que ni yàlla dañoo may la chance wan ñu ay signes pour ñu yeewu pour de bon am réew kenn du ko dénk ay voyou am réew kenn du ko dénk ay comploteur ay nit ñu ragalul yàlla. ay nit yoo xam ne nguur jaral na leen lu ne boo leen dénkee réew boo tëddee doon naaw parce que xam nga nekkatoo ci jàmm wane nañ leen ko nu ne wane nañ leen ko façon disrespect bu nekk def nañ leen ko sàcc nañ seen i alal fat nañ seen i sàcc damm nañ tànku seen i candidat changé nañ seen constitution sàllaalu nañ seen i kilifa diine nit yoo xamante si nii woote nañ fi ay génocide jël jaas yi rayante ñu denc leen nit yu saagante ay affaire u race ñu denc leen lu ne am na fi ñu wan leen que ni ñun ñoo jiite li ñu neex la ñuy def fam ñu arrangé lañ koy defee. léegi ñooñu noonu lan ngeen di xaarati ci ñooñu lan ngeen di xaarati ci ñooñu c'est-à-dire que nañu waxante dëgg yàlla du wàcce nag wala mu yónni ay malaaka yàlla wan na leen signe yépp que ni su ngeen di wër seytaan ñu ngi ñii ñooñu ñu leen jiite raykatu nit yi fenkat yi ñi nga xam ne seen fen yi tey moo rey suñu plus de 13 enfants du pays yu dee seen fen yi seen bëgg nguur seen bëgg daaneel seen adversaire politique moo tax ba tey jii plus de 13 personnes dee nañu te bu dul loolu aussi ñàkk nañu plus de 480 personnes suñu doomu réew ñuy jooy adduna bi duñu jooyle président bi ne mii waxu ci deuil national sax deuil national ànd ak sénégalais yi mu mën na lii mépris la mu mën na lii mbajeel la ànd ak sénégalais yi def décréter deuil national ànd ak sénégalais yi bokk ñoom naqar bi sax fekk ko ci toog di ñu xool mouvement citoyen yi ñoo mujjee jóg ak jeunesse bi nekk ci réseaux sociaux yi teg seen ay deuil national ku melaat noonu ñu demaat ci loo xamante ni ballu fetal la ñuy natt ci bopp di dóor booy ñuy dee mu ne miig noppi ba mu ëpp 13 mu jug ne day def discours waxoon ni joxoon naa leen ceeb danaa dugal 100 milliards kon kooku bu ne dégg naa leen yéen kon bu loolu bu dee daw na seen yaram kon ma xam ni ñun du rey nit du dara bu fekkee que ni nit mu ngi doon toog ñuy génnee fetal di tiire ay booy ci bopp ñuy dee mu noppi ba mu ëpp 13 mu génn nañu bu leen fàtte ne joxoon naa leen ceeb te danaa dugal at mii di ñëw 100 milliards bu dee loolu mooy dégg nga sa jeunesse kon man ma xam que ni kon ñun suñu ay revendication kon affaire ceeb la woon kon ça dit que ni ñun amuñu xel kon ñun amuñu benn ngëm-ngëm ça veut dire que ni kooku dégguñu kooku bu ñu déggoon dina xam que ni la ñuy jooy du ay ceeb du ay 100 milliards suñu réew suñu démocratie jiite am réew mooy nga yërëm waa réew ma far ca waa réew ma ba acte boo def dañuy xam que ni yéen waa réew ma acte boo def dañuy xam que ni yow mi jiite réew mi da nga ñoo yërëm da nga ñoo bëgg yaa ngi ñuy massawu yaa ngi bëgg lien bi relation bi mun naay suñu diggante ak yow ñu ngi lay gis
ci sa doxale ñi ngi gis sa kanam yërmande ci say kàddu ñi ngi gis ak yow ak yërmande ñu mën a dawal benn link suñu diggante ak yow defoo ko benn yoon 9 ans defoo ko gars yi di mer di lump di denc parce que sénégalais aussi bëggul teel a jug di dajale di dee ci géej gi di dajale justice bi di def lu ko neex ñuy dajale dara doxatul njàng doxatul dara doxatul booy doxuñu dara ba noppi ñuy gis ne yéen a ngi continuer gouvernement bu sobre ngeen ñu waxoon gouvernance bu sobre ngeen ñu waxoon ñu gis que ni excès yépp ci yéen la fekk baax ku génn wax nga taf say nopp bu Farba Ngom génnee nga taf say nopp bu Mame Mbaye Niang génnee nga taf say nopp bu Abdou Mbow génnee nga taf say nopp bu Souleymane Ndéné Ndiaye génnee nga taf say nopp loolu ngeen ñu diriger pendant 9 ans dagg bopp Karim dagg bopp Khalifa Sall Sénégal yi di dajale rek ñu àgg ba ca cappaandaw ga ngeen dem seytaan nax leen ne la dina dox ngeen ànd ak Sidi Ahmed ak yeneen booy ñu gis yeneen avocat bind yeneen plainte ngeen jox ko ay conseil di ko xaalis pendant plus de xaw ma ñaata mois ngeen di préparer ne dañuy dagg bopp Ousmane Sonko di ko préparer di gisante seen biir ñaata ci yéen ñoo ko yëgoon xam nga Birima wax na Sénégal yëpp dégg nañ ko mais ñaata ci yéen ñoo yëgoon que ne yéen a ngi waajal ab complot ña ko yëgoon ñépp tey ji seen loxo yi takk na deret loolu yëpp buñ ko dajalee mu déclenché indi xeex boo xam si ni moo waral fippu mu légitime tege ci ay yoon nit ñi mën koo justifier mën koo expliquer ba ñu ñàkk ci fukki bakkan ak ñett yu jëm kaw ngeen génn ñu doon xaar ci yéen compassion ñu doon xaar ci yéen jooy ñu doon xaar ci yéen sax rangoñ yi IBK tuuroon pour waa Mali ñu doon xaar ci yéen toroxlu ginnaaw bi ngeen noppi ba ñu yaakaar ne bu ngeen ñëwee da ngeen ñuy wan vraiment ngeen ñëw daat nañu danañ dugal 100 milliards bu leen fàtte joxoon nañ leen ceeb bi waaw ñii Sénégal Sénégal tuuteewul noonu Sénégal nekkewul noonu nit ku ñàkk jom Sénégal boo ko xoolee ci histoire am ak ay magam Sénégal mënut a tuutee noonu munoo def loolu Sénégalais yi muy dund loolu durant des années mu koy dund tey nga ñëw ne ko bul fàtte ne joxoon naa la ceeb temps yee am na 100 milliards yu may dugal bu jeexee ma dugalaat beneen 100 milliards bu ko defee moom mu fàtte ses 13 morts fàtte tooñ bi ngeen ko tooñ ba mu indi lii yëpp fàtte ni yii yëpp ay mbir la yu mu doon cumuler ba agsi fii fàtte que ni ay vayu ñoo ñu jiite fàtte que ni justice amatul kumba am ndey ak kumba amul ndey la fàtte que ni ñaari Sénégal ñoo am mooy ñi far ci régime ak ñi farul ci régime fàtte que ni dëgg doxul ci yoon bi mu nga dal da ngaa bëgg Sénégal yi moom mu fàtte yëpp daal di jàpp sa wax yi nga wax ñu yaakaar ni ñi tiré nañ ay leçons ci loolu noonu d'ailleurs xalif bi am na yu mu leen wax ñuy xaar seen réponse ci loolu noonu et ñu ngi espérer ne du ngeen jànniwaat xalif bi une deuxième fois wala une énième fois waaw jiitewu leen Sénégal ci dëgg jiitewu leen ko ci dëgg nañu waxante dëgg même ñi leen faraloon tey dañ bu fekkee ay nitu dëgg lañ dañoo war a am kersa ak gàcce parce que nit bu dee tooñ soo ci àndee ak moom yow tooñkat nga nit bu dee fen soo ci àndee ak moom yow tooñkat nga ñu ngi may wax ni Tounkara est libre j'espère que c'est vrai déjà warul woon sax merci beaucoup Binette Sora merci beaucoup heureusement warul woon sax dem garde à vue mais en tout cas c'est quelqu'un qui a toujours été debout conscientisé taxawal askanam même si su fekkee kenn ci ñun d'accordul ci vidéo boobu noonu parce que aussi kuy waaj a rey nit doo taxaw ci ab vidéo naan liste bi kii laay rey kii laay rey ñun suñ liste pare na suñ organisation pare na loolu just like affaire stupidité la loolu waruñu sax waxtaan te ñi jege Tounkara xam naa dinañ ko wax que ni genre vidéo yu mel nii moom jarul def donc kooku noonu suñu état waroon na ruus sax di porter plainte ku mel noonu wala di ko dénoncer comme ni ñu defoon Assane Diouf warul woon sax dem garde à vue xeex bi du Tounkara
problème mu Sénégalais yi ce n'est pas Tunkara problème yi mooy ñi rey sunu 13 rakk yi c'est ça notre problème te tout est parti d'un grand mensonge organisé durant des mois voire des années ñi ko dégg ñëpp ànd ci ñi ko dégg ñëpp xam ko journalistes yi ci jàpp politiciens yi ci jàpp ñi ca toog ñëpp di ci sànni seen kàddu pour affaire bi gën a xam ñooñu ñëpp tey bu ñu tëddee dinañ xam que ni am nañ plus de 13 morts ci seen conscience. suñu vrai problème ce n'est pas Tunkara bu weesoo jël temps di conscientiser di wax di dimbali askan bi pour ñu gindeeku deful leneen mi ngi liggéeyam comme yeneen immigré yi ni ñu ko defee. léegi sax dinañ dem ba nga xamante ni diaspora bi ku fa yëkkati sa dërëm dugal ko Sénégal ñun la yow ab terroriste nga da ngay investir ci terroriste yi parce que boo jubul da ngay toog di calculer parce que da nga yaakaar ni nga mel noonu la ñëpp mel. terroriste mooy lan terroriste yéen viol foowee ngeen viol moo viol mais man su ma faroon ci yéen damay bàyyi barke alxuraan bu fekkoon ci yéen laa far ma gis ne utiliser ngeen viol durant des mois ngeen naan waxal da la violé yow demal soo demee jour bi da nga naan ni après nga wax damaa violé su ma faroon ci yéen ma gis ne lii def ngeen ko ah te man dama doon ànd ak yéen am ci yéen yaakaar ma yaakaar ay nit yu jub ngeen ma gis que ne nit bu violé woon te muy dëgg dañoo war a dagg bopp bi parce que jigéen kenn du ko violé jigéen kenn du ko sax gëdd ba koy dóor waxuma laaj nag sàkk ko nga xam ne amul lu gën a rëy boppam nga këf ko ci moom yàq addunaam képp ku ko def dañoo war a dagg sa bopp ak sa baat yéen ngeen ni nañ jël crime boobu nan ko waxal da la violé yow da ngay bàyyi ba jour bi dégg ngeen Birima li mu wax à la télé dégg ngeen li keneen ki wax keroog nee na Adji Sarr ñëwoon na ay jours avant loolu ci cabinet mu conseillé ko yéen a ngi dégg kii ne yow yaa bind plainte bi kële ne man maa bind plainte bi donc pour vous dire viol nu mu grave amoon na ay nit yoo xam ne ñi ngi woon toog seen biir durant des mois voire des années di préparer loolu te jeexital bi yëpp mooy nan utiliser crime boobu viol nañ wàññi at yi bu ko defee mineur lay nekk viol sur mineur lay doon man su ma faroon ci yéen gis ne manigance yi yëpp def ngeen ko ba mu jur plus de 13 morts barke alxuraan dama leen di bàyyi des ak yàlla man ruus naa ànd ci yenn yi parce que man suñu borom kase man damay sóor bis bi ñu may gas suul gis nga Ousmane Sonko barke alxuraanu karim am yaqin laa am de yaqin ne moo baax ci Sénégal ci doxalin ci jëfin ci ni mu mel ak fi mu jaar moo tax ma ànd ak moom yéene ko wax Sénégal mais gis nga bis bu Ousmane Sonko defee loo xamante si nii bokkul ak samay principe wala bokkul ak liy dëgg wala lu mën a gaañ Sénégal yi barke alxuraan may nekk la première personne bi daal ci kawam. juste pour vous dire que ni man tey bu fekkoon maa ngi ci camp ñoom Macky Sall billaahi wallaahi taalaahi naa dama leen di bàyyi à vie laa leen di bàyyi parce que seen manigance yooyu ñu def seen complot boobu ñu tëgg tey jii moo rey plus de 13 Sénégalais bu fekkee tu n'es pas sensible à ça nga gis ko ba noppi ci di publier yeneen di wax ci yeneen. nga bàyyi bañ wax la Tunkara est un terroriste nga ñëw naan waaw parole yi dafa ñaaw naka la nit war a waxee parole yi ci kanamu caméra naka la nit di defee li ci kanamu caméra kon yow pare nga pour condamner benn nit buy def ay menaces en l'air comme ça ay menaces yu bidon même kanamu caméra pare nga yow pour ñaawlu loolu mais pare woo pour ñaawlu ñu jàkkaarloog say frères nii ay booy 14 ans 17 ans di leen tirer balle réelle yow mënoo ñaawlu affaire boobu noonu. yow bonne façon nit nga man loolu dama la koy poser question boobu noonu bonne façon nit nga d'ailleurs ñun ñëpp dañoo ñaawlu affaire Tunkara kenn d'accordul ci vidéo boobu parce que kenn du wax genre wax yooyu ci kanamu caméra même bu doon dëgg si yow la doo ko wax ci kanamu caméra waxuma la xam nañ que ni yow ab yoo sax rayoo ko mais loolu mooy les personnes de bonne foi mooy toutes les personnes yi nga xamante si nii ni ñuy àndalee ci Ousmane Sonko dëgg tey jii bu ñu gisoon Macky Sall mu def lu baax tamit noonu la ñuy waxee que ni lu baax la mooy les personnes de bonne foi je parle pas nitu parparloo yi nitu ñi ànd ak président Ousmane Sonko ak ñeneen sax bi ñu gisee lii dañ ni non lii moom waru ko woon wax ñëpp xam nañu waru ko woon wax mais sama problème nekkul foofu xam sama problème fan la nekk nit yi nga xamante si nii c'est parce que Macky Sall mooy rey ñu noppi c'est parce que nguuru Macky Sall
rey na 13 personnes ñu noppiwaale ko waxuñu ko ci seen mur yi Facebook woote wuñ ci télé yi wax ko woote wuñ ci rajo yi ñaawlu ko dañoo noppi xam nga lan la parce que kii rey ka lañ faral imagine nga bu fekkoon tey jii nii ñi dee nervi Ousmane Sonko moo leen rey kon ñoom takk nañ rajo yi c'est-à-dire que kon yow ñii dee sa indignation ci ñii dee day dépendre ni kan mooy rey kon yow say condition pour nga indigné wu ça dépend de qui a tué bu fekkee ni ki nga faral moo tué da nga koy lem ba mu rongo noppi mais kon yow pare nga pour ànd ak nit ci àndin boobu man je te comprends pas ak koo mënta doon man je comprends pas que tu puisses ànd ak nit muy rey nga tëj sa gémmiñ noppi ñaaw lu woo ko publier woo ko di wax ko leen suñu rakk yu ñuy rey bal reyal xale yoo xam ne yoruñu woon sax xeer yu baax ñu ngi leen sori à 300 mètres à 400 mètres képp kuy sénégalais te ngay nitu dëgg te ngay sóor say ñetti fanu bàmmeel waroon nga taxaw yuuxu ba ñépp yuuxu ne yaa ngi ñaawlu rey bi ñu rey doomu Sénégal yi ñu bëri dañ ko noppiwaale ndax lan camp bi rey ci camp boobu lañ far ce sont ces mêmes personnes ñoom ñooy ñëw bëgg a joxe ay leçons de morale ci Ousmane Tounkara nan nit kenn du ko yéene dee waaw d'accord nit kenn du ko yéene dee loolu moo ne d'accord mais rey nit nag lan moo gën a garaaw war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax a baax war nañoo xoolaat suñu bopp politique yi ñu ngi ñuy yóbbu ci descente boo xamante si nii enfer la ñu jëmee ñu ngi yàq suñuy jikko ñu ngi yàq suñuy valeur ñu ngi rey suñuy sensibilité ñu ngi ñuy transformer en machine te kan moo ci bénéficié wu ñoom les voleurs que les voleurs seen doom seen njaboot seeni partenaires à l'international kese ñoo ciy bénéficié wu lu ñu faral diw ak diw nañu dëgg gënal lépp parce que bis day ñëw ñu gas ñu suul am na wax yoo xam ne tey jii nii crime yii nii képp koo xamante si nii mënoon nga ko arrêté woo ko soo deewee suñu borom dina ne la yëgoon nga que ni am na ay nit yuy tëgg mbir te mbir moomu mbir mu dangereux la yëg nga ko arrêté woo ko ba plus de 13 personnes dee nañ ci lan ngay wax ak man bu boobaa lan ngay wax suñu borom képp ku toogoon ci télé yi tey lu ko di poser yenn questions yi di wiiri di jaar fee di xambu yenn affaires yi képp ku toogoon ci télé yi di wax xamal ni soo deewee suñu borom dinañ la bi ngay wax lii xamoon nga ci sa biir conscience nangam ak sangam mais pour arranger nangam ak pour dugal nangam moo taxoon nga wax lii képp ku dee suñu borom dina la laaj loolu. donc nañuy di bàyyi xel suñu bisu dee suñu ñetti fanu bàmmeel politiciens yi lu ñu leen bëgg-bëgg waruñu ñoo gënal suñu bopp waruñu ñoo gënal yàlla nañu bàyyi di ànd ci naaféq nañu bàyyi di gis ay tooñ sëgg ko tooñ yooyu nit yi tooñ tey moo rey plus de 13 personnes na ngeen koy fàttali nanu bàyyi di ñuy wax ay waxu terroriste nañu bàyyi seen kàcc yooyu ñuy wax fii terroriste amu fi xam leen bu baax que ni fii soulèvement populaire bi fi am c'est justifié durant plus de 9 ans 70 ans sax laay wax mais ñu gën ko accentuer ci 9 ans yi ñu weesu ras-le-bol général boobu noonu tooñ yi ngeen daan tooñ muy jàll muñ yi nit yi daan muñ ba mënatuñoo muñ loolu lépp moo exploser la situation arrêtez de mentir arrêtez d'essayer ngeen jaxasuñu ak waa àdduna arrêtez de mentir seen kàcc yooyu ngeen di kàcc di jéem a wutal mbir yi yeneen yére yu ngeen ko solal Sénégalais yi xam nañ que ni da ngeen di kàcc à l'international ils savent que ni da ngeen di kàcc y a pas de terroriste qui tient les vrais terroristes mooy yéen ñi tëgg seen complot yéen ñi nga xamante si ni un président mi ngi doon génn di wujji juge ngeen kar ko ci yoon bi tension boobu ngeen créé moo waral 13 morts arrêtez de faire semblant arrêtez de vouloir tromper les Sénégalais arrêtez de vouloir tromper les Sénégalais yi xam nañ bu baax lu xew da ngeen a jànni seeni kilifa diine ñu wax leen déggu leen ñu ne leen arrêté leen mbir mi mën ngeen koo arrêté
ngeen dem lay fa ne agsiwul ci ñun ngeen ñu ne leen bu agsee ci yéen na ngeen fexe ba mu yem fa ngeen mënoon cee jouer ay rôle d'apaisement mais ngeen xalaat que ne l'occasion est trop belle pour que ñu bàyyi mu jàll ba tax na déggu leen waxu xalif bi ñàkk a dégg boobu ngeen ñàkk a dégg waxu xalif bi PV yi génn Sénégalais yi ils se sont fait leur propre idée ils se sont fait justice par eux-mêmes parce que Sénégalais yi yow 98% xam nañ ne lii ay tappale la mais comme l'occasion était trop belle vous avez foncé dessus ne nañ def lii après ñu yokk ci charge bi nii yokk ci participation à une manifestation non autorisée ñu wax ngeen ni décret daa am décret ñaata manifestation ñaata événement ñoo am ci biir Covid bi yu ngeen xam ne da ngeen mujj noppi ñaata événement yoo xam ne ngeen noppi xanaa kon cortège boobu ngeen ñeme cortège bi nga xam si ni diggante Mermoz ak fii juge bi matul sax 1 heure de temps naa fekk weesuwul ngeen ni non décret bi day tere nangam ak sàngam jamono bi sénégalais yi sonn jamono bi sénégalais yi xiif jamono bi liggéey amatul jamono bi couvre-feu bi yàq sénégalais yi ñu nekk à terre jamono boobu le président bi toog na day fêter anniversaire am waykat bi ñëw di ko way mu toog comme benn buur c'est indécent de faire la fête de fêter des anniversaires de woo waykat ñu lay wayal jamono bi Sénégal yépp repeeloo genou à terre amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñu leen di tëj seen kër yi à 17h à ce moment même président mi ngi def anniversaire woo ay nitam ñu def seen organisation li ñuy tere nit ñi ñu koy def ñoom ñu woote ñoom ñu dajaloo di ko def waykat bi ñëw di leen way donc ngeen nañu ki nekkoon ci otom doon wuji juge bi dafa def bokk ci manifestation non autorisée nangam sangam alors que bu ngeen ko bàyyi woon 30 minutes après toog na ak juge bi wax na li mu koy wax ba ñibbi waat këram assumez vos responsabilités arrêtez de prendre les Sénégalais pour des cons vous avez merdé et votre attitude a causé plus de 13 morts képp ku ci joxe décision képp ku ci obéir ay décisions yoo xam ne baaxul képp ku ci intervenir eh bien xam leen que ni y a des gens seen mère personnelle bi ñu mere président Ousmane Sonko comme ay procureur ak yooyu ak ay yenn juges yi seen mère personnelle bi ñoom daal dañuy utiliser dundu Sénégalais yi bakkanu Sénégalais yi xaalisu Sénégalais yi institution Sénégalais yi pour faj seen mère personnelle ci benn nit waaw di mattatu non bàyyil bu yow bu fekkee procureur bu fekkee da ngaa mere Ousmane Sonko mais kar ko buy dem place di entraîner ji like man to man face to face nga defal ko bagage wala mu defal la bagage parce que là c'est personnel ça n'engage pas nos vies kar ko ngeen defante bagage foofu noonu parce que là entre góor ak góor la da nga ko mer yow sa haine c'est personnel mais c'est pas parce que yow da nga koo mere personnel que da ngay utiliser doole Sénégalais yi bakkanu Sénégalais yi institution bi Sénégalais yi di fay parce que da ngaa mere Ablaye bi bopp bi rek laa doon xaar pour dagg ko occasion bi du ma jàll mu bàyyi ba ngeen dem foncer ci affaire boobu noonu moo ñuy dugal ci chaos bi ñu nekk ni mais assumez vos responsabilités votre haine personnelle mais dem leen ngeen régler ko de manière personnelle comme góor ak góor nu ñuy régler seen problème ngeen mbëkkante ngeen ko yow mën nga doon waxal yow ngeen dajee ci plage bi ngeen ku mën sa morom def ko jabaram mais tapet weesuwul nga làqatu ci ginnaaw police kii làqatu ci ginnaaw préfet keneen làqatu ci ginnaaw ngeen jàpp leen ko day reewantu day jéem a jaay kii yoree ba wëlbati leen ko bu mu jaar fii dëbb leen ko come on man Sénégalais yi sonn dañoo xiif dañoo tal ñun genre xeex yooyu booy wàcc mbedd bi yépp a sonn ñu wàcc ci mbedd bi dañoo sonn taluñu manifester lekk ñu naanuñu seen waajur la ñu bëgg a dimbali ral boobu noonu ñu doon dajale moo waral keroog ñëpp àndandoo wàcce kon bu dee bëgg jàmm la booy nekkoon ci mbedd bi ñoo gën a bëgg jàmm téeméeri junni yoon boo yooyu tekki jaral na leen xotti géej gi océan bi ak nu mu toll tekki jaral na leen xuus ci océan yi pour dem xam nga lu ma lay wax boo yooyu ñoo leen gën a bëgg a jàmm gën leen a bëgg a tekki gën leen a bëgg a dimbali seen i waajur kon bu ñu wàccee ci mbedd bi c'est parce que ils étaient dos au mur amuñu woon choix
et il fallait ñu def ko wala boog ñu ngeen jàppaleen def leen seen i jaam à jamais ñu xam que ni nag trop c'est trop ñu xam que ni nag suñu taxawee nag bii paa yàqu nañ ñoom ñépp nag de manière spontanée ñu jug ne bismillah ok ci tooñ gi ngeen tooñ Ousmane Sonko sax la ñuy jaare ñun pour indi wax suñu démocratie pour wan leen que ni ñun peuple bi ñoo yor pouvoir bi pour wan leen que ni nopp bi ñu doon noté du ragal mais bëgg jàmm la loolu mooy le combat la réalité lu ngeen ci yokk da ngeen di kàcc te xam ngeen ko lu ngeen ci yokk da ngeen di kàcc te xam ngeen ko moomu leen ñu yàllaa ñu bind bis bi ñuy juddu xam nañ ko bis bi ñuy dee yàlla xam na ko bis bu ko tuddee dañuy dee li ci suñu wërsëg fii ci àdduna yàlla bind na ko ci loxo yi mu war a jaar yàlla bind na ko donc duñu mar taatu kenn ci respect kaso la ñuy demee ak dëgg la ñuy ànd ak ay nit te xam ngeen ko président Ousmane Sonko beneen grain la ci grain boobu la bokk grain wu Cheikh Anta Diop Thomas Sankara Mamadou Dia et autres kooku danañ ko am di ko weccoog ay Souleymane Ndéné Ndiaye nga xam ne moo waxoon suma transhumé ngeen ray ma ay ñooñu noonu nit yooyu xam ne amuñu valeur war nañ Sénégal yépp que ne ñun amuñu valeur naka la nit di waxee man awma valeur Thierno Aïssata Tall Sall la xaw ma nu mu tudd Aïssata Tall Sall la xaw ma nu mu tudd wàccu Sénégal yépp ne kii mooy jàmbaar vent bi tourné waat nga jëlaat wàcc bi yépp lekk ko yow amatoo dignité mais nit boo amatul dignité waroo wax ci mbooloo nit am na loo xam ne boo ko jaayee am na loo xam ne boo ko roccee génnee dangaa war a dem ci xar yi di lekk ci xar yi wala ngay làqatu booy dox ci mbedd yi di jaar ci suuf taabal yi di nëbbatu nañu waxante dëgg nit boo amatul dignité lan moo la desee loolu nag mooy la classe politique là fu vent bi tourné ñu daw ànd ak moom lu ñu wax tey weddiwaat ko suba ku ñu ne moo baax tey suba ñu ne mooy dëmm bi bu ñu demee gis ne moo yor pouvoir bi ñu ne dëmm bi mooy ku baax ki di virer di tourner di yàq deru Sénégal di yàq deru Sénégal di yàq askan bi di yàq jeunes yi di leen xool nan kon daal adduna daal amul ay valeur adduna daal amul ay principe da ngay xool rek toppal vent bi fu mu tourné rek nga tourné daw topp ci leçon boobu ngeen nekk di jàngal booy ñun ñu am ay nit de valeur des gens yu honnêtes yu jàng ci réew mi ba ne jaar fi ñu waroon a jaar yépp tentative de corruption bu nekk ñu gis ko maytu ko jaar fi ñu waroon jaar yépp mel ni ñu waroon a mel ñun ñu bëggoon la suite de Mamadou Dia ñu gis ko ci benn nit ngeen ni ko nit kii nan gaaw dagg boppam gaaw dagg tàngam di kàcc yéen énergie boobu ngeen def di def seen i yëpp mais énergie boobu saa yi su ngeen ko defoon avancer le Sénégal impôts yi bu duggee ngeen bañ koo sàcc comprendre nga lépp loo xamante si ni xaalis te bu dugg bor bu ngeen dem lebi bu ñëwee ngeen dugal ko fa ngeen ko war a dugal ngeen bàyyi surfacturation bi ngeen investir ci agriculture bi booy yi mën a liggéey comprendre nga ngeen fexe nu ngeen créer de l'emploi ngeen xool naka ngeen exploiter la diaspora naka ngeen liggéey ak la diaspora ci ay projets yoo xam ne day générer de l'emploi sur place mais ay mbir yu jaar yoon pour que Sénégalais yi mën a dimbaliku au lieu que ngeen jël énergie boobu yëpp ngeen jëmee ko foofu énergie bi yëpp yéen a ngi ko jëmale ci sàcc njumlang kompaloo tëj nit kaso fenal nit jaxase askan yi jaxase ethnie yi jaxase tarixa yi corrompre nangam ak sàngam mais saa yi mais nañu waxante dëgg suñu cancer yéen la ndax yàlla wàccoon na ak ñun yàlla lu muy may ab réew pour que réew ma jiitu ci àdduna may nañu ko li tax jiituwul mais soxlawul ngay wiiri ak di nax sa bopp suñu cancer suñu feebar suñu propre problème mooy vous nos dirigeants corrompus vous êtes notre cancer vous nous bouffez de l'intérieur Sénégal yi ngi gën a dellu ginnaaw comme cancer nu muy def nit di gën a jeex di gën a sonn di gën a lompoñ lan moo ñu ko yóbbee vous nos dirigeants africains en général mais comme on parle du Sénégal waaye copain bu ñu d'accord gars yéen a ko yóbbee donc bu ñu ñàkk fayda ay nit toog waxtaan seen biir wut ay stratégie de communication
ah jënd yenn journalistes yi jënd ñenn ci médias yi comprendre nga ba noppi di fen ne nañ ko waxee ni Sénégalais yi nañ ko waxee ne Sénégalais yi buñ ko waxee ni dinañ leen nax buñ ko waxee ni dinañ ñu gëm Sénégalais yomb nañoo nax nan ko jaar fii nan ko jaar fe waaw kooku waa ji kay war na bàyyi layam yi layam yi nii xam nga ku ko yónni mu ñëw di indi bruit bi nii gars xam naa ñi ko yónni layam yi quoi non mais nañ bàyyi layam bi xam ñoo ko def ñun Sénégalais yi ñun ñoo identifier suñuy ennemi xam suñuy noon ñu yàgg a nax 1960 ba léegi ñuy ñëw nekk 100 francs d'air 2 ans après ñu nekk multimilliardaire layam bi foofu la nekk. ay leen tappale yi mooy da ngay xool nit mu sàcc sa alal ñëw di la ci compal nga naan ko jërëjëf yaa baax ak a baax day maye te lim lay may lépp ci yow la ko sàcce layam weesuwul loolu bàyyi layam gi dàmboo ji wax ñun ci lañ dëkk 70 ans ngi nii ñuy layam 70 ans ñu jàkk layam mais loolu dafa gën a grave quoi bi lay xaw ma nit parfois nga dégg gars yi naan la non mais ayez un peu de respect parce que budul dara ban respect nit ku la respecté wul sa ennemi ku lay gaañ kuy yàq say hôpitaux yàq sa njàng di defar ba su doomam ay doomam dëkk ci ay palais lañ dëkk Los Angeles ak feneen kooku ban respect ngay am ci moom sax nga naafeq li nga nit bu complexé da ngay dem ba même sa noon sa bourreau ah da ngay mujjee y a des esclaves yoo xam ni maa ngi leen di masawu mais am na ci ñoo xam ne dañoo dem sax ba dañoo mujjee français ni ay maître bëgg seen maître lañ gën a bëgg sax seen borom loolu day dal nit da ngay dem ba complexé ki la jekku ki toog sa kaw da ngay dem ba complexé ko non ruubeewu ma de Fatoumata c'est que moo layam yi laa mënut a man mënuma koo muñ surtout bu fekkee man maa ko war a wax da ngay gis yooyu yëpp ah nga gis nit ñoo xamante si nii dañuy dem ba dañuy mujjee nangu sax seen condition d'esclave dañuy jàkkaarloog nit yow politicien yow dañ laa fal ñu def la maire wala député ñu lay fay sa salaire ñëpp xam nañ ko sa kër sa problème mu famille ci lay génn sa problème du quotidien ak sa militant yi nga àndal waaye yow après loolu noonu kon au bout de 10 jours normalement sa xaalis daa war a jeex foo jëlee xaalis bi ngay séddaleen newataan yi 100000 am jox naa leen 500000 yow jox naa leen 50000 yow foo jëlee xaalis boobu budul xaalis baadoolo yi nga sàcc di layam yi wëlbatiku di ko joxe benn par benn nit ki nga koy jox xam na ka ni ab sàcc nga xam na ka ni alalam nga sàcc xam na ka ni mënoo ko jëlee faneen fudul si sàcc dafa mën li président Ousmane Sonko wax keroog képp kuy def politique à la base pour nga bañ a rater départ bi mooy je ne fais pas de la politique pour m'enrichir à la base loolu nga war a njëkk a wax je vais faire de la politique pour sauver wala sama xam-xam ma dimbali ci sama réew wala pour changer la situation wala sama détermination gëm naa ka ni mën naa apporter dara ci combat bi loolu képp kuy dugg ci politique te lii animé wu la def nga faux départ après su la neexee après su waay Macky bàyyi lii ngay def après su la neexee mën nga wut sa ngunu ginaar di jaay ay nen xaalis bi ngay am ci nen yi su bëree mu néew yow yaa ko moom wala nga wut say clando en tant que politicien ñu xam ni yow am nga benn business boo def sa xaalis fa lay génne mais sa liggéey sa salaire say prestation nangam mais ça ne peut pas faire de toi un milliardaire. Tu veux devenir milliardaire mais fais pause ay affaire nekkal baykat nga wut ay hectares yu bëri di bay wala nga ubbi benn chaîne alimentaire affaire yi mel noonu ubbi lu ma la ay ñoom Auchan des trucs comme ça mais tu vas devenir milliardaire parce que ce money la comprendre nga mais tu deviens milliardaire parce que tu fais des fausses facturations des surfacturations
boo jëndee benn trottoir boo ko jëndee trottoir bi 10 000 daal ne trottoir bi maa ngi ko jëndee 12 millions ki la waroon a contrôler daal de waaw mën naa ko fekkee 12 millions lañ ko jëndee après ngeen génnee 10 000 yi pour trottoir bi après yow nga jël 8 millions yi ki la war a contrôler jël 3 millions et quelques yi mais loolu bu ngeen ko defee ci ñaari marché ñett vous allez devenir des milliardaires kan mooy fay loolu noonu après 11 milliards et quelques décades yooyu kan moo koy fay mais baadoole bi moo koy fayaat parce que xaalis bi lépp nañ ko ba pare noonu ngeen c'est comme ça que vous devenez des milliardaires mais politique buy jox nit milliard politique dalaa war a appauvrir parce que tout le temps yaa ngi war a jël ay car sa militants yi da ngeen war a def te débat da ngeen war a jugee région bi dem région bële donc yow normalement yow booy def politique sax da ngaa war a sa xaalis dafa war a jeex ci loolu noonu mais toi tu es politicien bari ki dem bu yaa doon sànni xeer wala yaa doon créé te débat wala université yaa jiite woon mouvement nangam sangam wala piri kenn xamewu la sax yow benn kaasu ataaya boo moomal sa bopp et au jour de leneen ngay dawal oto 180 millions yor ay milliards di xëy di maye ñu naan moo ñu may 50 millions bi kii naan moo ñu may keroog bi mu ñëwee dañ ko romb rek mu may ñu 500 000 mais come on man mais puissance mondiale yi ngay dégg nii amu fa en France loolu amul en France da ngay dem vacances sax mu am ay kii yu la topp mu am ay agent yu la topp pour xool ba xam vacances yi nga dem est-ce que ab milliardaire moo la yóbbu ci bateau wala moo la may montre bu la ko mayee est-ce que da lay corrompre loolu corruption lañ koy tuddee soo amee benn appartement biir Paris dañ naan mi kii ministre bi naka la mën a amee appartement biir Paris ak Paris ni appartement cher appartement Paris surtout ci quartier yu mel ne ay 17e 16e dañ naan appartement bi ça va coûter dans les à peu près dans les 600 000 euros 400 000 euros après ñu ne waa ministre bi fan la jëlee 400 000 euros fan la jëlee 200 000 euros ñu dem enquête si yow ñu dem xool ba xam que ni yow soit tu es corrompu wala soit xaalis bi c'est justifié da nga am benn business bu la ko may ñu lay doog a may jàmm mais yow gis nga Sénégal ay maxër yi barki dem ay maxër yi tey jii tay Canada dañ naan la am nañ fa ngan di appart wala ñun la seen doom yi ñu ngi jàng Los Angeles hôtel bii lañ dëkk wala appartement bii lañ dëkk ñoom ñoo ko moom oto bii la ñuy dawal mais fan lañ ko jëlee Fall Ndiaga fan lañ jëlee xaalis boobu noonu fan lañ ko jëlee mais sa xaalis la mais lu tax nga dem ba bàyyeeku ci affaire boobu noonu lu tax nga dem ba war a nekk un fataliste mooy affaire yi daal am na rek am na quoi nga bàyyeeku comme benn esclave bu mujjee nangu ne maître nangu naa yaama moom góor gi sama sëriñ maa ngi lay ziar bu wér a wér lu tax yow nga dem ba war a nangu loolu bàyyeeku rek nangu ndax ne ok d'accord yow daal xam naa ne ab sàcc nga dégg naa la ak ay milliards yu dul jeex mais comme yaa ngi ma ci compal rek nit ku baax nga comme yaa ngi ma ci compal rek naa la gërëm yow daal ku baax nga boo lëgee naa la votel wala soo ma woowee dinaa ñëw sa meeting ba danaa ko feesal jox ma t-shirt lu yel ñu kaar jox ñu sandwich jox ñu 5000 ku nekk 10 000 mais ba kañ ci loolu lañ bëgg a yar suñuy doom ci loolu lañ bëgg a yar suñuy doom est-ce que message boobu la ñuy transférer ñun suñuy doom est-ce que image boobu lañ bëgg suñuy doom ñu màgg ci ñun bu ñu jëlul suñu ay responsabilités dès maintenant qu'on change la donne que la politique devienne mbir mu sell mbir mu noble mbir moo xamante ni dañ koy def pour soppi situation bu jëm ca kanam ñun buñ ko defarul léegi nii dañuy bàyyi terrain bu bordel bi pour suñuy doom ak ñi ñu jiite ak seen i lobby yi nekk seen ginnaaw te lobby yi nag xam ngeen leen de xam ngeen yenn lobby nekk seen i ginnaaw xam ngeen lan moo tax ci yenn discours yi ñu ciy tudd yenn termes yi xam ngeen lan moo tax ci yenn occasion yu symbolique yi ñu ciy tapp yenn insignes yi loolu yëpp xam ngeen ko c'est-à-dire que ni on fait semblant rek wala ñu ragal a xool la réalité. Maintenant on est face à l'histoire on est face à un tournant déterminant de notre avenir et de celui de nos enfants et petits-fils yu war a ñëw mais nañu xool léegi ndax dañuy jël suñuy responsabilité wala dañuy fuir est-ce qu'on va être lâche bàyyeeku wala on va prendre notre responsabilité wane le vrai type de Sénégalais parce que le vrai type de Sénégalais s'il tire sa source de Mame Limamou Laye de Cheikh Ahmadou Bamba de Mame El Hadji Malick de El Hadji Omar Foutiyou Tall de Cheikh Anta Diop et autres
si tire sa source de là-bas mooy gën ci àdduna bi mooy gën a yeewu mooy gën a gore mooy ëpp dignité kenn du ko manipuler kenn du ko dugal ci ay caaxaan su nangoo assumer nag laa wax su nangoo assumer li mu doon su ko nangoo assumer maanaam ci l'élite lay bokk àdduna bu ko nangoo assumer il fera partie de l'élite des gens les plus intelligents de cette planète et seen société mooy nekk société bi gën a intelligente bi gën a ñaw bi gën a mat ci société yi am ci àdduna bi bu nangoo assumer qui il est réellement. Maintenant bu fekkee nag dañoo bëgg a démissionner bàyyeeku bàyyi ay Abdou Mbow ñu taxaw suñu dëgg bopp Yakham Mbaye Souleymane Jules Diop et qui d'autre donnez-moi des noms parce que man xam nga sama cerveau bi day bañ a jàpp seeni tur ñooñu de nee na ñooñu jiite réew moo xamante si nii suñ xalif généraux yi yàlla leen fi yàlla yàggal ak seeni njaboot ñu ngi fi ñu ne la ci bopp réew moomu noonu des traîtres comme Abdou Latif Coulibaly Souleymane Jules Diop ñoo fa nekk. Birima jàpp ci waay ku baax añaguma kan moo fi tudd Birima Lamine bul deko ne waay mere naa la yow Cheikh Kouyaté lim leen sortez les noms vous allez voir ngeen ñooñu jiite waaw gis nga Jeanne El Hadj Diouf yaa xam cité des noms di ngeen gis élite bi ah Mamadou Sy ban Tunkara non boobu bal leen ma de réseau bi moo dawoon Moustapha Niass waaw Moustapha Niass il a 4 siècles Moustapha Niass Idrissa Idriss Seck mais non kan moo wax Idriss Seck Mohamed Niang yaa ngi déconné nag mais je vous parle de l'élite laa wax ñi ñu jiitee nit ñi nga xam ne ñoo ñu war a jëmale kanam ngeen ma dimbali leen ma wax leen ma waaye yéen tamit da ngeen déconné du ñuy waay Mbaye Prodac non yaa xam mais yéen tamit Sénégal réew mu mag moomu mun leen maa génneel ay nit yu ko jiite Mamour Diallo oh mais c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire les amis Mamour Diallo waaw mais élite bi laa leen di laaj élite bi ji moo nee na mbaamu xoox bi Aïssata Tall Sall mooy ki doon wax ay terroriste lañ à la télé waaye nag Aïssata Tall Sall nee na quelle déception kii bett na ma waaye ban bett waaye yow Aïssata Moustapha Diop élite bi ngeen may wax fii doon ni de Omar Sarr moom dem na waaw dem na ci ñoom Ibrahima Sène PIT nee na Ousmane Sonko ay lobby LGBT ak pétrolier ñoo koy jàppale Macron déet élite bu wax mortale de non kii laa wax élite bi capitaine Dieye moom je parlerai même pas de lui pour te dire la vérité lay sàqami te dara nekkul ci gémmiñ ji mun ngaa toog déglu ko 2 heures de temps doo dégg dara ay terme la ñuy génneel ak di ñu jaay dira muus ñu ko gën a muus kase fi nekk capitaine Touré lañ wax ñun Cheikh Omar Anne waaw loolu élite bi de depuis boobu maa ngi toog di xaar ngeen limal ma élite bi Cheikh Seck moo nekk Cheikh Seck moo nekk assemblée nationale la moo jiite woon kii commission parlementaire bi kan moo Cheikh Seck góor gi yaa ngi defoon rek sama sëriñ am itam mbay nga jaay ndeysaan sama tata la mais dafa bokk ci camp boo xam ne baaxul xaaroon naa ko faneen je suis vraiment désolé mais ak ni ma ko xamee fi mu nekk du liggéeyam du camp parce que depuis boobu déggaguñ ko ci détournement déggaguñ ko ci sàcc alal déggaguñ ko ci dara mais bokk na ci camp bi nga xam ne ñooy yóbbu Sénégal muy daanu ndeysaan ci suñu noon yi la bokk xalaat TV ku ay jàmbaar dëgg ngi noonu waa léegi d'accord léegi yéen damaa bëgg yéen ñi may seetaan ngeen jox ma ci seen xalaat yéen ñan ñoo leen inspiré confiance ci réew mi en tant que ay dirigeants personnellement bon man personnellement je vais parler de wala kii Bassirou Gueye yow tamit bul d'accord léegi non pare nañ ci ñooñu léegi jox leen ma ay nom ñi leen di inspiré conscience nee na Mame Diarra Fam très bien
Moi, je dirais Ousmane Sonko, déjà à la base, Barthélémy Diaz, et Bassirou Faye Diomaye, tout ce qui est Pastef, ces gens, ces cadres-là, franchement, je les fais confiance. Donnez-moi des noms. Mame Diarra Fam, je valide. Non, Diouf Sarr, maire Yoff. Maire Yoff là. Capitaine Touré, ku am valeur ngi noonu. Xam nga dañoo toll ci tournant boo xam ni nit ñi ngi sacrifier seen bopp pour seen patrie, pour la vérité. Et loolu leçon la bu ñu war a jël. Leçon la bu ñu war a jël mooy toll nañ ci jamono joo xam ne nit ñi ngi jël seen responsabilité di sacrifier wu au nom de la vérité, ñii di sacrifier wu waaw ngo waaw Abdourahmane Diouf. Abdourahmane docteur Abdourahmane Diouf waaw ba tey waaw président Ousmane Sonko waaw Seydina Ousmane Moussa mi waaw Cheikh Omar Diagne waaw c'est un homme de valeur. Fofana dafa dem bokk ci camp boo xam ni baaxul, camp bi mu bokk baaxul, mais bon après moom personnellement camp bi mu bokk baaxul la ñu wax dëgg. Khalifa Sall bien sûr Khalifa Sall gis nga élite bi bis buñ bàyyee seen kii mu daanu baara dolli waaw élite bi bis buñ bàyyee seen ego mu daanu ñoom ñu booloo ñu xool ki nga xam ni kooku la yàlla gën a dooleel ñoom ñëpp ñu ñëw dooleel ko Sénégal day am élite boo xam ne mosu koo am. Mais problème personnel yi bu ñu ko tegee fële ñu xool l'intérêt du Sénégal mooy am nañ benn classe politique boo xam ne dañoo war a ànd seen biir bis buñ bàyyee seen ego yi ñu xool ki ci gën a jekk pour jiite ñu jox ko mu jiite ñoom ñëpp ñu ànd ak moom bu bis baax la ñuy doog a am benn classe politique bu mat. Les femmes waaw Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Bassirou Diomaye Faye, El Malick Ndiaye, Dame Mbodj bien vrai, Guy Marius Sagna non man moom bàyyi leen ma ci Baye Fall yi man maa ngi ci Baye Fall yi ci Baye Fall laa bokk. Man Baye Fall yi rek da leen boole ci Baye Fall yi très bien limal nga ma ñu jara lim Bougane très bien il est là, il fait partie de nous du combat. Am na lu bëri lu mën a apporter ci combat bi Bougane Gueye Dany. Sonko, Barthélémy, Mame Diarra Fam, Abdoul Mbaye, Cheikh Bamba Dièye très bien Guy Marius Sagna c'est bien gis nga ñoom dañoo war a déglu gis nga bu ñu dégloo jeunesse bi dañuy xam que ne jeunesse bi est en train de se faire seen propre idée de ce que la politique ak un homme politique. ñoom bu ñu muusoon dañuy bàyyi jeunesse bi ñu xool jeunesse bi lan mooy ay aspiration ak ay inspiration waaw ñu tudd Mata Demena nee na sama papa très bien sa papa njort nañ ni ku baax la. Clédor Sène, Mame Diarra Fam, Guy Marius Sagna très bien Maïmouna Bousso, Latifa Diop, Mame Diarra Fam, les femmes waaw bien sûr am nañ des femmes de valeur franchement. te mooy li may wax rek nit ñi bu muusoon dinañ commencé bàyyi jeunes yi xam ne jeunes yi ñu ngi commencé am seeni propre modèle de politicien te basé wuñ ko ci kii moo ñuy jox xaalis basé wuñ ko ci kii nangam sangam dañoo commencé xool valeurs yi compétences yi éthiques yi xam nga ak principe yi ñooñu di incarner ñu commencé def seen ay choix nañ bàyyi jeunes yi ñu def seen ay choix seen choix yi ñu daan def 70 ans delloo nañu ginnaaw bàyyi leen jeunes yi ñu am seeni choix ngeen jàppale leen gunge leen loolu la mag mu sage di jariñ ci réew mais comme Moustapha Niasse bëgg a def 9 ans nu mu tudd 9 siècles nga bëgg koo def ci nguur 9 siècles dafa ëpp yenn yi bu la ko yàlla may sax yow yaa naan ko bàyyil ma toog jaamu la li des sama àdduna ma jàppale sama sët yi mais nga toog naan s'il vous plaît dégguma ko sama yuur s'il vous plaît attends à un moment donné aussi bokk na ci sagesse nga démissionné bokk na ci sagesse nga ni doy na bokk na ci sagesse nga ni xaaral ñu xajal xale yi loolu day jox xale yi confiance day tax booy yi bëgg teel a nekk ministre teel a nekk député teel a nekk directeur à 23 ans ñu xam que ne ñoom mën nañ jiite réew mi booy yi commencé am confiance ci seen bopp mais waaye baal ma continuer lim sax kenn mënut a wax lépp Pape Alé Niang très bien un homme de valeur nit ku journaliste bu mag Sonko Pape Djibril Fall très bien kontaan naa si yéen de Barthélémy Diaz Bamba Dièye Guy Marius Sagna Bougane Gueye Dany très bien est-ce que xalaat ngeen doole yi yëpp bis bu ñu àndee que pour l'intérêt waxuma pour kii mooy jiite wala kii mooy jiite de mais que pour l'intérêt du pays imaginez ngeen loolu Thione Niang très bien jàmbaar dëgg la voilà Pape Gueye loolu mooy wax bi ñoom ñëpp ñu jiital l'intérêt du pays que l'intérêt du pays ki yàlla dogal ni kooku moo gën a populaire moo gën a mën a porter combat bi ñoom ñëpp ñëw ànd ak moom
après xam nañ Sénégalais bu ñu leen gis ci premier ministre di leen gis ci assemblée nationale di leen gis ci yenn postes yi dina dal seen xel au moins ñu am benn classe politique bu ñu wóolu des hommes de valeur. Sodomu Ousmane Thiat un vrai patriote Thiat un homme intègre Thiat bu Y'en a marre bien sûr Pape Djibril Fall bien sûr Sonko Cheikh Omar Diagne Clédor Sène Cheikh Bamba Dièye capitaine très bien ku wax loolu Mame Diarra Bousso Ndiaye très bien ah non Mimi Touré bon Mimi Touré aussi bokkoon na ci kii mais au moins xam nga c'est une femme de valeur c'est une femme boo xam ne bi mu nekk premier ministre ak CREI bi gars yi amoon nañ ci moom confiance tu vois mais c'est une femme qui peut apporter. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.